bawul kenn barki Sëñ Tuubaa Mbàkke yéen yi dafa ñaaw quand est-ce que le Sénégalais di yeewu bilaay wallaay Fatim ziar naa la ndax instant bi yéen a ngi gis handicapé yi di xuloo di xiiroo ci ŋaayoo di wax ci lan ci seen carte d'égalité des chances yi nga xam ne leen la waxoon di leen permettre ñu mën a def lu bari mais Macky dafa dóor ba bàyyul sax handicapé yi Macky bàyyul dara ñëpp lay dóor ma fàttaliku remember gars ñu fàttaliku ba Macky toogee fii ne sëriñ si waaw citoyen ordinaire du ngeen dara ok nice mais quelque temps mu daw di làquwaat ci ñoom te pourtant bi ka lay waat bëggee faagaagal fa la daw làqu mais anyway loolu c'était juste pour rappel pour que gars yi xam ne waa ji waaw benn waay bu doy waar ba nga xam te ni kun jàkkaarloo xamuñu ko sax mais benn na ma yàlla jéggal benn ka nga xam te ni la may yeew sama kër sax moo ko tane la may yeew di ko jox loolu noonu moo ko tane bi ci siitu gars yi seetlu leen Macky il a mis 10 jours la soog a la def soog a visité ci sinistre yi nga xam te ni ñi nga xam ñoo nekk ci inondation yi gars yéen nga fàttali ko Charlie Hebdo ñaata jour la Macky toog dem visiter waa Charlie Hebdo kon ça veut dire que kii daf nu yàpp merci gars yi ñu ngi koy daggaan merci am na benn gars bu ñuy wax Khalil Thiam nee na ma man dama waxuma dëgg waa d'accord naa Khalil bu ñu paree bu la neexee bu ma waxul dëgg nga d'accord anyway amul benn problème bu la neexee bu ma waxul dëgg rek lu ma wax dëgg amul problème ñun mooy loolu man démocrate la amul problème lépp dafay leer patriote la te man sama lépp dafay leer am problème gars yi bi ci jiitu Macky il a mis 10 jours fukki fanu yàlla la Macky toog soog a dem lijjanti ci ñi nga xamante ni en réalité ñu ngi nekkoon ci mbënd mi amoon jafe-jafe mais par contre yéen ngi fàttaliku Charlie Hebdo ñooñu nga xamante ni dañuy jël di caricature nit ñi duñ ci yem mais dañuy jël bawuñu kenn bawuñu benn religion bawuñu benn xeet maanaam di sikkal doomu aadama di ko tuutal pour mën di reetaanloo nit ñi di toroxal doomu aadama Macky ñaata jour la dem pour dem soutenir waa Charlie Hebdo comme si daal ñun daal waa Kër Massar waa Bawal waa Chine waa Saloum waa Saint-Louis mérito wuñ comme waa Charlie Hebdo mer comme ça ñun daal ay deuxième sujet lañ quoi loolu di wane nag ne Macky doon na ka nga xamante ni respecté wul Sénégalais amul cër joxu leen cër amul benn maanaam na ma yàlla jéggal amul benn respect ci Sénégalais les gars on partage vite fait tey moom dañuy waxtaan noo xamante Dakar yéen a ngi dégg 10 jours la Macky toog ñu tooga ba mu yàgg Macky ak ay dóoram ak yabaateem gu mat sëkk ak barke Macky toogaat ñëw ne waa Kër Massar non seulement baare yoon bi Macky bu ngeen seetloo ba tey awu ci ndox mi pour wax ak waa Kër Massar dugg sax ci ndox bi pour xam ne la ñuy dugg à l'intérieur il s'en fout dafa sañse ba rafet sañse ba kilin ba mel ni poupée ba mel ni Barbie bu jigéen Barbie bu góor autant pour moi ñëw taxaw gaan sol taxaw xool nii wax ñetti moo waa Kër Massar nanguwul sax ñu bàyyi wax lu leen metti nanguwul te bàyyi ni ñu exprimer wu parce que lan moom du démocrate du doon ka nga xam te ni moom nangu na moom lu ko neex rek lay am maanaam nam day forcer lépp da koy forcer mu ñëw toog ko c'était wax ñetti waxam génn ba pare jël waa Kër Massar pour di leen jàppee pour des imbéciles naa da leen di promettre pour def leen élegir leen à département ndax loolu yàpp waa Kër Massar mënu ko weesu yàpp waa Kër Massar mënu ko weesu léegi Macky xam naa bu paree moom li ngay def mooy Macky Sall moom je te le dis directement bu paree xam naa da ngay jël quartier yëpp bu ne nekk nga def ak département vite fait yow moom xam naa moom ay nga ci loolu tem nga def yëpp département ñu indoone yëpp nga def leen département Saint-Louis boo demee waa Sor moom xam naa nga def leen département doo bàyyi fenn boo demee Bawol nga jël Ndiourbel toog ay waa Kër Cheikh ak Escale nga def leen département waa Kaolack nga jël waa ay waa Ndorong nga def leen département gis nga gars yi ñu doonoo xam Sénégal dañu ko dox yàgg gis départ Sénégal xam nu mu mel xam dëkk bu ne lan moo fay jafe-jafe gars yi vite fait on partage xam nga yabaate mënta weesu mooy loolu beneen bi ci toppi Macky Sall amul lenn lu muy def lu lan ne day def tournée économique waa di donc kii kan la yëpp damay yëpp kii kan la yëpp mais n'est-ce pas Macky moom moo fi génnoon n'est-ce pas gars yi Macky moo fi génnoon defoon ay conseil des ministres décentralisé oui wala non chaque dëkk nga exprime wu lan mooy ses problèmes lan mooy ses besoins ñu analyser ko xool ko def fa ay jours yàq fa ay millions ay milliards yàq ko fa def ay conseil des ministres décentralisé xam dëkk lan mooy jafe-jafe tey Macky amul lenn muy def naan day def ay tournée économique mais moo jë tournée économique lan ci ay gàncax yi nga xam te ni tubaab moo na fi bàyyoon pour régler ses problèmes muy lan ay gàncaxu ay gerte ki dugub ba tey Macky bu mu toggee ba léegi amul benn politique bu mu diversifier les produits li nga xam te moom la ñuy bay di mën a bay noor ak nawet mu ne pour de relancer économie bi quoi moo tax mu ne def tournée économique mais dama ne man damay toog ba mu yàgg ma ne vraiment Macky ni laa doon yem ci de konwul yem ci de mais daf ñu yàpp pur dur ndax bu ngeen di xool nee na booy xool nee na day visiter li nga xamante ni moom mooy les impactés promettre leen ñaata milliards lañ leen promettre les décaisser pour ñoom ma ne Covid 19 bi du ñëwee nga xamante ni ay dóor 100% la ay dóor kese lañ ci def ñu décaisser vite fait 1000 milliards Covid bi dommage yu mu def wallahi
ah Covid bi dommage bu mu def gars yi xool leen ndox mi ëpp lu mu def ay dommage ko Covid bi billaahi wallaahi ndox mi dafa yàqal ay famille seen liggéey yàqal leen fa nu nekk yàqal leen seen nekkin te noonu lay jàppate ñoom ba nawet bi di ñëw te nawet bi ñëwaatee mooy loolu pareillement dara duñ ko ci changé nada rien du tout duñ ko ci changé kon maanaam ngeen jégal ma maanaam Macky ni laarul de daf nu yabaate mënut a weesu loolu les gars waa Aziz Badji jaar naa la yéen gars bi jaar naa leen en même temps mooy loolu gars yi ko bëgg a dugg na nga dugg gars yi ñu jógee ci loolu booy xool Macky anam fi acte 3 gars yi yéen a ngi fàttali acte 3 mu politiser ko acte 3 ñëw rey lépp gars yi amul lu mu ba acte 1 beeg 2 bi lépp la rey te acte 3 moo gën a tardel Sénégal amul benn njariñ zéro njariñ en réalité ça veut dire que le gars bi politique day tâtonner il ne sait pas ce qu'il fait xamul lu muy jëf day tâtonner maanaam pas 107 lay dafa sénégalais pas 107 mooy temps booy ay comme bu dee Dakar bi gars naan saa moori ba nga dem Diourbel gars naan pas 107 wala Gare d'Or loolu lay def ak sénégalais day dugg fii génn fii ndaxte il ne sait pas ce qu'il fait en réalité si je dis le contraire gars yi nag ma ko Macky lan la mës a def lu exact lu précis def ko ba mu yeggale mooy loolu par exemple rek ma wax leen jël leen à part Dakar les autres régions xam na fa la Macky def comme programme région yëpp nag laa wax A ba Z jamais tout le monde en défi ici mooy Promoville sans canalisation dëkk yëpp inondé moom la yëpp ci yeneen dëkk yi ban programme de développement rek la yóbbu ci benn dëkk nan ma ko wax réaliser ko fa def ko fa sérieux nan waxante dëgg gars yi xoolal c'est vrai xana jotu Macky n'aime pas les Sénégalais en réalité billahi wallahi il ne estime wu xala joxuñu sax cër les gars partagez s'il vous plaît dama bëgg waa APR ku fi mën di nekk ñëpp gars yi nañ wax ban programme buy développer emploi wala ci secteur santé wala ci benn secteur la Macky jël yëkkati def ko ci beneen région à part Dakar beneen région bu servir lu Promoville sans canalisation ñëw inondé loo dëkk bi yëpp mu leen favoriser leen permettre jeunes yi ñu gën a mën a dawal Jakarta bàyyi seen école bàyyi seen formation professionnelle ndax ils n'ont plus les moyens amuñu tu lu dundee Jakarta la ñuy coacher vite fait moto taxi est-ce que ni comprendre maanaam Macky le fait que comment nu muy jëlee nu sous-développé yo nan lay jëlee suñu démocratie di ko reculer lan la ñuy ñàkkalee fayda en réalité vous voyez tey dañuy waxtaan li nga xamante ni moom mooy takk Macky yu bëri bu ñu paree ñu jàll gars yi ci deuxième point moom dina xumbute dagaan après xam naa yéen a ngi dégg maanaam le gars il nous avait promis yéen a ngi fàttaliku il nous avait promis 3 millions d'emplois lors des élections 3 millions d'emplois pour nous les jeunes mais ña lay recruter ak ci ñan la koy recruter ak ci yenn institution wala bokk ci yenn entreprise lan ñoo koy recruter état moo leen recruter et dis donc bu ñu fàttee abri provisoire yi 6000 et quelques on n'arrive même pas si ni satisfaire suñu système scolaire suñu système éducatif on n'arrive même pas ñu teg ko ci yoon mu war a jot mais day promettre ay alors que les sénégalais gobe loolu vite fait sénégalais gobe loolu ndax bu ngeen di xool tey jii tournée économique bii muy def dama ne amul benn ligne de production ba nga xam te ni Macky ba mu fi nekk ba léegi def na ko mu jaar yoon BRT xanaa BRT la fi def ak lii xam naa loolu moom lan lay chargé xam naa BRT bi moom xam naa ne moom day jël suufu filao yu ndàgg filao géej waaye yu ndàgg lay jël dugal ko ci biir du ko andi biir palais xam naa loolu lay andi 300 milliards yi les gars amul benn ligne de production bu Macky def ba nga xam te ni dina permettre li nga xam te ni mooy agriculture Sénégal pour mu mën a jëm kalam ne day def visite économique kii moo yabaatee il ne sait même pas ce qu'il dit barke maam Cheikh Rafal il ne sait même pas ce qu'il fait gars yi partagé vite fait mu jàll ñu dem yéen a ngi dégg xoolal tey jii diversifier li nga xamante ni moom mooy li ñuy bay maanaam utile ko ñu mën di bayi noor ak nawet Macky nan ma wax benn paa la ci def ban paa la ci def ba mu toog léegi au moins laay wadd lu mu bon nga xam ne waxuma moom dara mu lay wadd amoon na fi guana taay boobu lu naan ñu lay naan la kaani guana nanga mu guana au moins ñaata jeunes ñoo amoon ci loolu mu jariñ tuuti Sénégal commencé def grande muraille verte nga xam ne parce que nit ki nan wax ni dëgg nit bu waxee bu defee idée bu baax dañ koy wax parce que lay wadd lu mu mujjee lu tax ñu sénégalais mere ko mooy lu mu jëlee woon Karim Wade def ko ministre suuf ngelaw les sénégalais mënutoon a supporter parce que ñu suñu dëkk bu ñuy doon gars yi xool leen scandale yooyu nga xam te ni Macky yëpp def na ko fi waxuma la dara mais pôle urbain de Diamniadio gars yi lan lay service sénégalais wallahi kan moo fay tabax xanaa entreprise yi moo ñoo fay tabax bu ñu ko tabaxee ci jaayee appartement ay 75 millions kan moo koy jënd xanaa ñoom seen biir te ñoom dèjà am nañ kër
te pourtant pôle urbain de Diamniadio muy deuxième ville waroon nekk ville des échanges waroon na mën a nekk ville des échanges tey jii ñu def ko fu mel ni Lac Rose jëm ba côté Lompoul mën a au moins defal benn axe wala yokk autoroute à péage bi xam te sotti ko wala yokk ay axe au moins nit ñi di mën a dëkk fii di liggéey fii transport bi gën a soxla transport gën a soxla la nga xam te ne mooy échange yi Diamniadio fee place am xam la woon mooy ay garage ay ngandi marché ay marché Afrique marché des échanges moo fa waroon a nekk mais kan moo fay dëkk ci ban boobu noonu tellement ñaata milliards dañ ci dépasse ci zéro les gars ce qui veut dire quoi. Ce qui veut dire le gars il ne savent même pas ce qu'il fait en réalité waxuñu tey jii mu jël lan mu jël ay frères am tey jii mu jël ay frères am tey ñuy yàq xoolal tey xoolal frères am yi ñu ngi ci jàmm xoolal frère am Marème Faye Sall ñu ngi ci jàmm ba tey yenn société Ecotra yàgg ñu fee ñëw sax gars yi di gagner ay marché qui est derrière tout ça les Sénégalais xam nañ ko quand est-ce que les Sénégalais di yeewu nekk nit xam ne waa ji daf ñuy dóor daf ñu yàpp respecté wu ñu jox ñu benn cër quand est-ce c'est la réalité. Le gars ne nous respecte même pas respecte-nous en réalité xool leen Macky li mu fi posé comme ay acte lan la mës a jariñ Sénégalais yi loolu lay laajte lan la mës a jariñ les Sénégalais comme on le dit là ici boo demee dans les autres régions fu mel ni à Diourbel tey gis naa ministre bi muy def foofu tourné dama ne Sinéyor bi ñu waxoon dañ koy jëlaat relancer activité Sinéyor yi nga xamante ni macha allah je le dis et je le répète chaque jour moo ko sama dëkk Diourbel fa ma xamee lépp ak yeneen dëkk yi Sinéyor rek da doon employé plus de 15 000 personnes les gars jamono ba muy dox dëgg boo ñëwee Bawol barki Rasulullah kër yu bëri fa tabax ñu doon liggéey Sinéyor ñoo ko tabax tey boo demee dafa maanaam sengee sax danoo xomaat en réalité il y a absolument rien à Diourbel rien à Kaolack rien à Fatick rien à nu ñu ko waxati à Mbour rien à Saint-Louis rien à Thiès te lii may wax ni ma wax tous les jeunes bu ñu bëggee xaalis dañuy coacher les moto Jakarta wala doo am xaalis les jeunes fii lu ñu def dañuy miina daana di dañuy dem mindaan comme daan munoo ko wala ngay dóor ci réseau yi ay téléphone échange doo dugg fii génn fii boo ko mën wala ngay def nag su dul noonu ça veut dire que sénégalais yi formé wul jeunes yi maanaam amul benn programme boo xam te ni Macky def na ko respecté na ñun wala ñu jox jër maanaam musuma gis ko gën a ni laa rey ni Macky si àdduna man sax du ma defal leer def leen dama daf ñuy yëpp en réalité booy xool li naan programme de bourse de sécurité familiale dem na ba nga xamante ni def na ko maanaam mu doon dépendance ci famille yi maanaam les familles yi nga xamante ni tey ji ñu ngi bénéficier wu ci loolu noonu dem na ba nga xamante ni duñ ko ancré seen bopp ñoom tey ji mu gën leen a yokk pauvreté muy 25 000 par 3 mois pendant 5 ans te loolu bàyyi ma wax leen ci benn affaire ngeen dégg ci bourse de sécurité familiale yi maanaam fi nga xam ne gouvernement bu kaccoor bu naafeq bu xamadi lan yor tey ji muy lan mooy bourse de sécurité familiale dañoo waxoon dañ koy jox ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw dama ne première génération deuxième génération yëpp ay client politique lañ fa def ban waree génn pour ñu mën cee dugal ñeneen mais ba tey génn ñu ngi ci biir bourse de sécurité familiale bi muy première génération ak deuxième génération les gars lii ma la wax ni allez vérifier c'est la réalité tey ji bourse familiale bi ñaata sénégalais la jël ndóolóoloo ça veut dire que lan man naa sàcc sa xaalis may la ci juróomi dërëm nga dund ko pare di ma takk tey ji gis ngeen tey ji gars yi ce qu'il fait mooy les sénégalais maanaam ñun dañu bëgg jël en otage à chaque fois bu catastrophe amee ñoo ne kaay ma may leen ceeb kaay ma may leen nangam mais est-ce que réellement c'est ça qu'on a besoin nous les sénégalais kaay ma may la ceeb kaay ma may la nangam kaay ma def la nangam ñun on a plus besoin de ça le Sénégal est hyper riche on est hyper riche ce qu'on a besoin nous c'est quoi c'est pouvoir travailler am benn formation bu taxaw am benn cadre de vie bu favorable am benn système sanitaire bu taxaw am benn système éducatif bu taxaw am benn gouvernance bu taxaw qu'on respecte les Sénégalais nit ku ñu jël excusez-moi nit ku ñu jël li nga xamante ni moom mooy place am ci addo bi Sénégal rawatina y compris nekk li nga xamante ni mooy locomotive bi pousse Afrique mu jëm kalam c'est ça qu'on a besoin est-ce que réellement tey damay laaj li nga xamante ni mooy inondation yi est-ce que sénégalais sonn ñu ci gis moto pompe ak saxaaram doonoo moto pompe ba mënatunoo pompe doonoo doyal ci pompe yi bëggatuñ pompe nan def canalisation yi eau yi duñ ko évacuer sax di ko sànni mais nan ko traité pour mën a jël eau yooyu am fu ñu ko denc di ko jox ñi nga xamante ni ñu ngi béy nekk ay Lompoul ay nak suñu noonu ñooñu ci béy noor ak nawet on a besoin de ça et c'est très facile et simple il y a des entreprises qui sont ici au Sénégal qui savent le faire
750 milliards wallahi il peut régler tous les problèmes canalisation yëpp boo demee Bawol par exemple tey ji ndox mi di taw est-ce que mënta servir waa Bawol ñu bañ a naan ci ndox mu am xorom foofu jigéen bu fa ëmb boo dof-dofloo jafe-jafe ngay am te lii may wax ni bu dee am na kenn ci waa Bawol wala ci waa Kaolack wala ci waa Fatick man je les prends en témoin nan ma laaj ndox moom noonu boo ko naanee tey boo amul dëgg laayen dëgg moo loolu tey ji képp koo xamante ni am nga fa station foofu lu ñu la njëkk wax bul naan ndox bi da ngay mujj di jënd di cote si ndox mooy ndoxu teen ngay cote lu ne di ci nekk ay lave rek lu ne di nekk bi teen bi moom ngay mujj jënd 100 francs di ko jéem a segg pour di ko mën a naan pour am wér-gu-yaram mais c'est la réalité foofu noonu zone boobu loolu moo fa am Sénégal tey jii ci 3e millionnaire dem na ba nga xamante ni dëkk yi mënuñoo am eau potable billahi xam nga ñoom Dakar yi fi di ngeen Dakar gars yi fi dañuy wax lan ndox mu coupé mais dans les autres régions ndox mu ni am laa la wax boo ko sangee fas Europe sax laa la wax mu wow ñun moom la ñuy naan suñu biir bi boo ko sangoo fas mu wow si ça waaw maa ngi jégalu esprit saint maa ngi jégalu ci français bi maa ngi jégalu naa wax wolof bi dinaa ko ne wolof bi tey jii boo xoolee danoo pompe ba découragé te bu ñu paree ci pompe léegi ci teg ay ciment ki fer kaa leen kolmat fii nangam ñëw ne dañuy def tëri karo tappal fa demal nga laaj ko tëri waa karo na la toroxee tëri mooy tëli yi ñu def ci Promoville bi autant nan la toroxalee waa tëri karo yu nekk ay côté Jaksaaw yi autre ndax amul canalisation prévoir wul loolu maanaam sàmm nu loolu bi ñu koy def sàmm nu ko ci kon lan ni jariñ te pourtant loolu man li ma gën a métti sax ci Promoville bi mooy dañuy surfacturer les affaires bourse familiale bi tey ngeen gis boo demee ci li nga xam te ni mooy poste yi bu doon ma andi dem ku suba convocation maanaam dafa am ñu fay toog laaj booy maire ay 2000 ci seen 25000 de pour nga gaaw a jot sa bos daw dem nga jël li nga carte égalisée sens yi maanaam Macky daa dóoru ba jël sénégalais léegi def leen ay dof di leen dóor lafañ yi sax ngeen baal ma ci kàddu gi gumma yi gaana yi Macky bawul kenn Macky léegi ñëpp lay dóor amu ci picc ñëpp lay pes jël Sénégal bi maanaam wàññi ko ba nga xamante ni wàññi tey jël problème mu location fii à Dakar depuis qu'il a touché ça def ci ab loi te encadré ko maîtriser wul sax li nga xamante ni mooy bailleurs yi dafa flammé prix yi maanaam le gars il est tellement nul tellement de tout ce qu'il touche maanaam du ma ne sax nul dama naan ban mot lay utiliser exact maanaam le gars il est tellement hanté ba lu mu laal lu ne day yàqu billahi lu mu xalaat rek moom yàqu na dèjà demain suba année leen ma convocation man sama yoon wu ci bu ngeen ma tëjee ma génnaat point damay wax barke alxuraanu karim Babacar ziar naa la Serigne Modou ziar naa la gars yi ziar naa leen mbir mi loolu la en réalité tey ji booy xool tey Macky daf ñu dóor mais man question bu muy posé kañ la Sénégalais di yeewu xam ne bu ngeen xoolee tey ji parce que li ci ëpp man li may wax à chaque fois damay toogam yàgg ma ne xaw ma seen waa des fois dama koy jàpp ne ni leen formé la des fois dama koy jàpp ne lu ñu yaree damay toog ab Sénégalais la ba man désormais sama yoon nekkul politique du ma def politique waaw ok sa yoon nekku ci politique Sénégal déglu leen bu baax la mu leen wax sa yoon nekku ci politique d'accord dama ne politique boobu noonu mooy Macky Sall moom nga fal moom moo naan par exemple ti mën bi moom moo nay taxaw ne la mën bi def naa 750 milliards ngay vérifier mu ne la joxuma la chiffre doo ci mën tous mooy taxaw ne la hôpital bi Kantiaroy wala nangam def naa ci nangam fay naa ci ay médecins jël ay médecins yu ñu bon ñu dugal ko fa du respecté nit ñi ku feebar di bëgg a dee ordonnance yi mooy loolu politique boobu mooy fixer prix yi ne la ñaata la ñuy jëndee ceeb ñaata la ñuy jëndee diw nangam politique boobu moo naan sa doom bii du jàng Sëñ Tuuba du jàmm Alaaji Malik nangam Hugo lay jàng ay Victor Hugo lay jàng ay Fontaine ñu ñàkk fayda ñoo lay jàng nasaraan si laa koy jàngal te doo ci mën tus lii na ngeen yaakaar ne bu ñu bëggee changer les jeunes du ñu yeewu tuuti xalaat ne il est temps que ñu jéem a def ay recherche comprendre lan mooy politique bu baax a baax pour à la prochaine fois bu ñu choisir te duñ juum mën a choisir ka nga xam ne dina jël les bonnes décisions ba kooku du ko jël ñu mën a am mën ko contrecarrer am les arguments qu'il faut mais li ma gën a métti da nga jël ab Sénégal ma sama yoon ci politique man ñoom intéressé ma ñoom ñëpp a yem waaye jàppal ne yow mu ne man maa ngi liggéey sama liggéey ñoom ñu ngi impacté sa liggéey bi ñu ngi koy impacté tey ña ko doon wax Sandaga nan la leen def jël leen ne leen acca us fële ña ko doon wax feneen fa leen wax jël leen ne leen as fula yow mu ne liggéey si liggéey bi yow mi nga xam yaa ngi liggéey dàll ngaay yi par exemple waa ngaay bu ñu toogee ne sama yoon nekku ci politique chinois bi jógee fii defar dàllu ngaay ñëw far force ana tailleur yi tey dama jam ñaajoo daami na tey jógee na fi amatul valeur perte na valeur parce que yow da ngaa toogoon naa sama yoon nekku ci politique parce que politique boobu noonu moom mooy lan mooy valoriser li ngay liggéey moo ko jox ko akam may lee mooy boo ko mën a exporter yóbbu ko feneen ci réew mi pour mën laa jariñ mën a jariñ si askan en plus yow dama ne fooy gagné 10 000 francs nga ne sama yoon nekku ci politique ba tax nga fal bu bon jàpp ne foofu yaa ngi fa waroon a gagné 500 000 francs c'est parce que da ngaa xool renseigné woo gëstu woo mooy loolu te dama ne politique sax moo la wax ndox mi ngay ñaan ñaata ngay fay courant bi ngay consommé ñaata ngay fay moo lay wax sa jabar biy wasin ñaata lay fay biy wasin ñenn docteur yoo koy tim ban niveau lay am
politique moo lay déterminer fii mu neex mu naqari xam nga yéen a ngi may déggam déet il est temps que ngeen génneloo seen bopp parce que tubaab rôle boobu la amoon yow jël la dof loola ne la bul la politique intéressé maanaam li nga xam te ne mooy dox sa dëkk ki ngay dénk sa dëkk la muy def politique muy gérer les biens de la cité moom lay jël maanaam en réalité ne la loolu ngay def baaxul jox ko bon ku bon nga ko jox ñëw di la defaat du bon nga koy encaissé doo ci mën dara wala du ngeen yow ngeen nekk nit ngeen xam ne ñii ay dóor la dama ne boo demee dans les pays développés quel que soit alpha tu es démocrate wala nangam mais xam nga lan mooy sa devoir tey boo demee en France ne leen def Macron dañ koo sonal piégé ko pressé ko parce que en réalité c'est pas Macron qui gouverne mais ce sont les multinationales foofu ñooy gouverner mais gilets jaunes dañ koo xañ dundam te dañ koy teg pression te ku ñu wax dañ koy teg pression wallahi nañ am gain de cause parce que ñoom dañoo xam mooy la da leen a teel a jàng seen dëkk teel a jàng seen droit da leen jàng mooy nangam tey ji ku fa négliger nit ku feebar am nga jafe-jafe ci système bi tey ci loolu tey bu ma ko jëlee tey nga jël fii Diourbel am na ay jeunes activistes yi nekk foofu à Diourbel ñe kenn ki sax maa ngi moom ñoo bokkoon benn classe tey dañ koo bëgg a porter plainte parce que tey dafa dénoncé tey hôpitalu Diourbel bi exemple rek benn malade bu fa demoon damm kese tey ñu négliger ko ba mu dee tey mu génne wax dëgg ji ak leneen tey ñu jël ko ne dañ koy porter plainte kooku doon ko yëpp ma neen ma andi plainte dama ne hôpital boobu gis nañ fa miiru 30 mètres j'ai bien dit miiru 30 mètres te lii ma lay wax ça fait des années buñ ci faree 30 millions de francs CFA Sénégal ku wax ñu tëj wala ñu bunu xatal la parce que man maay diw man maay goro diw wala maay diw wala man maay jàppale diw dama ne booy boobu ngeen jël Diourbel bu ko sàkkat pexe nax leen seen bopp ma ne dans les raisons jeunes yi nga xam ñu fa engagé dañuy mujj sax jàppee dof mais di rassuré wu ñoon waa hôpital Lopité de Diourbel arrêté ba leen jeune bi mu nekk su ngeen bëggee fulla yéen a koy may seen bopp ni ngeen di gérer seen hôpital boobu ñëpp xam nañ ne ay dóor la suba ba ngoon jot ay dóor rek ngeen ciy def parce que benn miiru imaginez tey hôpital boobu noonu recette yi ñu doon am njëriñ waroon a développé waroon a jënd ay appareil des choses yi nga xam ne ni kenn du jot jógee Diourbel ñëw ba fii Dakar di def scanner boo ko bëggee doo yem da ngay génn Diourbel boo feebaree boo amee góom bu dëgër bopp sax ñu yóbbu la Touba bu dëgëree bopp ñu andi la Dakar nga ñëw Dakar fii nii fi nga yaakaar ay danteg ba moytu da ngay dee foofu noonu parce que les médecins sont compétents mais tey ji respecté wu la jox leen les moyens qu'il faut pour que ñu mën a faj nit ñi ñu am jàmm te messieurs bu ñu fajee nit ñi tey lu ma leen waxoon rek multinational la jëndam tey nga jël ay jimbo affaire yooyu état cautionné sénégalais di ko lekk ji ci dee ci torox ci erreur da ngay faju feebaraat tey ba tey mooy lu ma waxoon tey état tey di négliger tey garab yi nga xam te ni sénégalais ñu ngi koy fajoo en réalité te tey ba tey li ma leen di wax tey ba tey gouvernement moo ko décidé politique moo ko décidé sa kaw te doo ci mën dara ay yenn garab yi nga xam te ni dañ naa la garab bi day andi cardiaque garab bi day andi nangam tey ñu ngi koy jaay Sénégal te ces médicaments sont interdits en Europe billahi wallahi si mooy loolu noonu état di ko bàyyi mu dugg parce que ñu ngi ciy for dara ñoom Marième Faye Sall di toggal Macky Sall ceeb yu neex parce que moom mu ngi ko ciy gagné di am caisse noire am di def lu ko neex te kenn du na ko déet tey ji loolu la ñuy dund Sénégalais kañ ni am fulla ak fayda tey ji jéem a génn ci yenn affaire yi nga xam te ñu ngi koy dund jéem a respirer tuuti les gars côté boobu juste dama ciy wax jeunes yi mooy quand boo déggee benn jeune bu jàng wala nit naan la man politique intéressé wu ma jàppal ne kooku maanaam mooy ki nga xamante ni mooy dund danaan nooy intéressé wu ma bàyyi ko tuuti mu téye noonu quelque temps dina xam ne intéressé na ko parce que mooy décider en réalité il est temps que ñu jël suñuy responsabilité xam ku ñuy tànn nu ñu koy tànne mooy lan te ku ñëw di la may ceeb nga ne ko bëgguma ceeb parce que may jël chaque jour 100 francs ci man wala 1000 francs di la ko jox pour nga doxal sama dëkk du gratuit du lu nu may ndax seen baax lii ñuy def yëpp nu may na ko seen baax suñu alal la ñuy jël dina ko delloowaat te li ma metti da nga gis benn ministre bu toogee fii ne la def naa Casamance nangam milliard ci dëkk bi dimbalaa ne ñangam wala est-ce que man soxla naa ko ma kon ne di dimbale wala yéen sénégalais da ngeen a bëgg kon ne ñu leen di dimbale di leen pompe ceeb dana ceeb ba ngeen sonn ciment ba ngeen sonn kon mat dem loolu ngeen bëgg a dund mais il est temps qu'on sache que ñun ñu xam ni dafa jot ñu xam ne tey ñoom loolu ñuy andi du ndimbal suñu alal la ñoom ñoo ko dóor te booy xool ñu ngay dégg ñe dañuy dimbale Sénégal yëpp ay businessman nan ak ay dóorkat ci état bi leen nekkoon am ci xaalis du dóor nit ñi di génn di ko wane télé maa dimbale nangam maa dimbale kon daal ñun daal ñu ñoo mérito doon ay ndóol doon ay golo ñu ni dimbale à chaque fois qu'on arrête dañoo toll fa nga xam ne ni on veut plus bëggatun fi ñu toll ni bëggatun ku ñuy may jën dañoo bëgg ñu jàngal nu ñuy nappee wala boog ñu jox ñu gaal ñu nappi ndax mën na nu ñuy nappee looloo fi ne billahi wallahi te tey ji loolu lan laa ci wax su ma waxee gars yi naan ñun dañoo jël position barke yàlla jël na position li may wax chaque jour rek tey sax samay live bëri na lu may defal Thierno Alassane Sall samay live tamit bëri na lu may defal Ousmane Sonko parce que boo jëlee en réalité tey Ousmane Sonko waxoon na ko à chaque fois la ñuy wax gars yi jël leen les 94 milliards de francs CFA rees na waaye Ousmane Sonko waxoon na ko dama ne ñun ba tey moo xat ko nit ñi fàttali ko Ousmane Sonko joxuñu lekk joxuñu naan Pastef en réalité sax booy xool ndax ñoom en réalité ñooy parti bi nga xam ne ñooy financé seen bopp
ñoom ñooy cotiser ñooy góolu seen bopp dafa Pastef ñoo ko defal seen bopp sàcc nu naaw barke tey na leen jël parti ci Sénégal parti yi am Sénégal yëpp ñoom ñoo ko jiite ñu ko fondé ñu ko créé ñoo ko créé APR Macky ko fondé moo ko créé AFP kan moo ko jiite Niass moo ko jiite AFP li ñu koy waxati Senghor daa dund bu dundaatoon am âge bi forcément Senghor moom moo jiite li nga xamante ni moom mooy PS parti yëpp benn parti Pastef mooy parti bi nga xamante ni ki ko créé jiitewu ko xam nga yéen ñi may déggam dit mooy seen parti bi nga xamante ni ñoom lépp lu am du ko jiite tamit mooy génn kon qu'on se dise la vérité parti boobu noonu parti yëpp bu meloon ni moom barke alxuraanu karim kenn du sàccati parce que les partis en réalité dañuy sàcc pour avoir les moyens politiques maanaam ñi nekk ci di def jéem a lijjanti les moyens politiques yéen ngi dégg dañuy ut les moyens politiques maanaam dañuy dem man fan lan ma maire wala fan lan ma ministre damay fexe sàcc pour am moyen ba nga xam damay demaat ci population bi di leen may ñu ko ne di ma wooteel en réalité c'est ça. léegi nag soo amee parti ba nga xamante ni parti yëpp noonu la war a fonctionner tey ñoom ña ngi leen sant ñoom ña ngay toolee de bay ñoom ña ngay may def leneen ñoom loo leen gis ñu ca te ñooy cotiser seen bopp te yaakaaruñ kenn ba pare mu doon parti ba nga xamante ni dëgg moo fay dox parce que xam nga la boo nekkee ci réew mooy lu ma wax rek da ngay gëstu yeneen parti tey nan ma posé question ci yeneen parti ma wax leen ci question ma wax leen ci barke alxuraan lu leer lu mel ni midi parce que en réalité xam naa man yenn parti gëstu naa leen tëbu ma tëb rek di soutenir ñenn ñi wala gis xam ni meloon déedéet damay gëstu en tant que jeune bala may def erreur comme ni may gëstoo su may jàngoon nanga pour mën a xam lu may def mu leer nañ tey parti boobu ngay gis tey ku ko créé billaay wallaay chaque fois je le dis te mooy parti ba nga xam ne démocratie moo fa dem ñoom ñoo ko def ñoo ko amal seen bopp mais c'est extraordinaire c'est à féliciter te tey jii boo seetee le gars nan waxante dëgg gars bi nga xam ne moom lañ jiital nanga mais barke yàlla arrogance bi itam li muy wax dëgg la gars yi 94 milliards yi Sonko waxoon na ko gars yi damaa bëgg tey fii képp ku gis lu Sonko waxoon wala Thierno Alassane Sall nga bind ko en réalité lan waxoon te mujj doon dëgg ñu bàyyi ci xel lu tax tey ñi fi ne mooy ay ñas ay ñas ay ñi fi nekkoon jaar ci mos ci nguur gi xam nguurum neexee oto yi di weew di la xajal nit ñi di la xajal ngay topp sa xaas di lekk lu ñorut damaa bëgg nit ñi comprendre ñoom li tax ñu bëgg a rey jeune génération bii nga xam te ne ñoom dañoo ñëw gëm seen bopp li jëntiwoon France nan la leen bëgg a reyee gars yi ku am lu xalaat la nga xam soo ko waxoon tey jii les 94 milliards dañoo jël Assemblée nationale mu def enquête parlementaire ñëw seetal Mamour Diallo ba mu set wicc ba pare ne am na hectares yi nga xam ne ñu ngi koy war gisaguñ ko waaw kooku assemblée la wala parti politique wala des gens yu nulaar wala waa marché wala ñu nekk marché poisson di jaay jën gars yi c'est ça qu'ils ont fait en réalité pour seetal Mamour Diallo ak Tahirou Sarr sunu 94 milliards dem ci zéro te mbënn bi lu muy métti sénégalais yi di sonn di souffrir qu'est-ce qu'ils ont fait ci mbënn mi mooy 10 milliards de francs CFA nañ ci génn benn nit ñëw ay nit wala boog ay nit dajaloo coob 94 milliards de francs CFA assemblée nationale taxaw ne ñoo seet wicc le gars Sonko il a porté plainte ba léegi may wax yow justice na ngutu ubbi affaire bi mi benn tey plan Orsec bi ma gisee à la ne moom il met en défi le président Sonko dama ne oh laa nag baax na nag nit ñi nag di génne chiffre muy leer mais le gars dafa daw waqit danoo daw ça veut dire quoi ça veut dire que le gars li mu leen waxoon c'est la réalité ñoom danoo daw génn chiffre parce que le gars qu'est-ce qu'ils ont oublié le gars contrôleur la expert fiscal la comme yeneen gars yi tey mu ngi mel ni tey nga jëlee yeneen gars ci domaine am yaa ngi dégg le gars dafa daw waqet en réalité parce que tey jii le gars bu ñu moon bu demee woo ab député dañu koy respecté mais tey dañoo génne def conférence de presse boo xool même leen waxoon ak li ñu waxaat dafa am différence député yi mooy lu ma la waxaat ba tey ku mel ni Abdou Mbow nga xam ne na ma yàlla jéggal fen rek lay def ndax fen mënta weesu à chaque fois nga fen ab ministre génn démentir leen ne da nga fen xoolal tey jii plan Orsec bi Abdou Mbow taxaw ne depuis 2012 la plan Orsec ga génn ci télé bi de Aly Ngouille Ndiaye génnaat ne plan Orsec am na daaw lii lañ ci dépassé mais kàcceeg fen yooyu noonu fu mu tegu fan ça veut dire que da ngeen am en face des gens yi nga xam te ni ay fenkat par excellence lan qu'on se dise la vérité ay fenkat par excellence parce que lan da nga leen di dóor ñu par chaque mois ñu fay ko seen 5 millions am seen oto ngeen takk seen i jéeg jàpp ci booy dugal ci ruq affaire yooyu noonu kërëb dugg fii ñu ko ne di dee ci location di dee ci ceeb di dee ci nangam ñu nuy tuuse ay ceeb rek mel ni ku yor ay écolier dañuy tuuse ceeb tuuse pandémie ñu puus la ceeb inondation ñu puus la ceeb élection ñu puus la ceeb
lépp loo jël ñu pousse la ceeb di la ko forcer di la ceeb rek kañ ngeen di nekk ni daane mais grand c'est la vérité on nous force ceeb maanaam maintenant ñun population ceeb lan lépp ceeb quand est-ce qu'on va se réveiller nekk ay nit pour choisir les gens Sénégal raté na ñaari faux départ am Pape Djibril Fall yàgg na ko wax tey démb bu doon tey ñu mën a andiwaat Mamadou Dia ba nga xamante ni tey Mamadou Dia bi ñu jëlee tey lalam benn copain bu bokkoon ci député yi jël lalal jabaram ne da koy changé daf ko ne da nga koy fay tey on a des jeunes génération nekk fi ñun da leen di xeex xam nga tax ñoon di xeex bi di nga fi gis ay nga xam ne nee na ay kilifa diine lañ te duñ ay kilifa diine de parce que dëgg kilifa diine yàgg nañ di xeex ku mel ni nasaraan si Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñaata yoon la xeex lan la doon def ak nasaraan si nan ma wax Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nan la doon def ak nasaraan si am déet am na sax bañab nasaraan am na lu mu ci teg te gaa yi xam ne lu mu wax bu baax tey boo jëlee si nga jël maam Alaaji Malick nu doon def ak nasaraan si tey Baye Niass lan la wax ci jëmm yooyu noonu léegi ay nit ne dañoo baaw ko foofu ne dañuy yàq der déjà yi nga xam te ni li sëñ bi waxoon wala ñeneen ñi waxoon comme que ñun dëkk gëm-gëm lan ñoom la loolu wax gëm nañ leen jël nasaraan si ñu génne ko gérer suñu on est capable de le faire bu ñu fàtte ñun Égypte lañ jógee yonte yàlla Moussa nit ko ñun kooku la ñun ñoo inventé woon théorème de Pythagore boobu ñu fenn ñoom ñoo ko moom ñun ñoo inventé woon théorème de Thalès fenn ñoo ko moom ñun ñoo construire pyramide ba léegi mu nekk mystère ñu bëgg na ñun amuñu xam-xam mais ay duul la c'est des conneries par excellence nañ leen gëm suñu bopp c'est la réalité les gars gis nga man dama nekk nga xam te ni dama dem ba nga xam te ni dara safatuma xam nga sax dara safatuma Sénégal boo feebaree sax ci ngay ëpp jàmm wala nga dee ñu suul la ci ngay ëpp jàmm en réalité parce que chaque jour sa xol day siisu ci li ngay teg sa bët sa xol doo ko mun a muñ c'est de la connerie par excellence léegi nag tey jii comme que ñun dañoo préféré nekk ci askanu ceeb ñu ne ceeb rek ñun dañoo préféré nekk askanu lan askanu événementiel lu ñëw rek ñu événementiel ko maanaam ñu ne événement ñëw na ñu ñuy ceeb ay may 10 000 ay 200 000 bu suba gis nga waa Kër Massar ku ñu jox 2000 francs 200 000 da ngeen a war a dajaloo barki rasulillah ñu jox leen 200 000 ngeen téye ko billahi wallahi am jommi dugal ko ci enveloppe ñëw ba ci ñoom ba buntu palais di leen ko gàcce fat wane la vous n'avez pas besoin de ça ce que vous avez besoin mooy ay canalisation bu tawatee yéen ngeen mën a xëy bu tawee ngeen xëy bu taw ngeen xëy même buy taw yi sax ngeen mën a bay seen buntu kër sans problème en réalité loolu ngeen soxla ma ne de 2005 ba léegi may wax yow yéen a ngi inondé Abdoulaye Wade ba léegi yéen nga am ay jafe-jafe te fu doon am jafe-jafe mooy amaat jafe-jafe pare te chaque année ñu leen di wax ay plan de relogement ay nañ jël gars yi yóbbu feenee na leen yóbbu ci ay fortune ay nangam dugal fii quelque temps ñu waa dugalaal sa kër nga toogaat benn 9 mois mu tawati wàcc nga génnaat ak sa doom sa kër nangam sa kër bi nga xam maçon bi sax garanti la pendant 60 ans du dund 10 ans di commencé yëngatu bu tawee sax kër gi di jaayu naan nii mais kañ ngeen di yow bismillah jàmm la kañ ngeen di yeewu les gars il est temps que les sénégalais xaw a ubbi seen bët xam ni nag ñii lu ñuy def seen catégorie gi maanaam seen complot bi c'est pour yàq ay doomu aadama ak ñenn yi tey jii xam nga waxoon naa leen ci tey Lassana dafa daw parce que ab député da koo ñeme ne ko li ngeen ci def amul mu ne ko non nan bàyyi politique nangam des fois dañuy wax dëgg waaye ne ko waa matinal en défi ñëwul waaj ne ko waa dinaa ñu ajuma saa waay daw waqat moom dawul de moom xam nañ na jël defet mais ñi ko jiite xam nañ la ci contrat yi xam nañ la ca document yi ñoo daw waxkat ay tappe la dañoo ruux comme dab comme ni ma ko waxee xam ngeen ruux ñoom dañoo ruux en réalité quand est-ce ngeen di yeewu ñu jëlaat beneen ba nga xam ne ni gars yi mi nga xam parce que nan wax dëgg ñoom ils cherchent à le démonter dañ koy cherche pour noyer ko pour maanaam ju am beneen génération ba nga xam ne bu ñëwee dina am idée boobu dañuy cherche pour presser ko pour wane ne kenn baaxu ñoom dañoo bon waaye ñëpp a bon ñoom loolu la ñuy cherche en réalité man am naa sikk waaye kii tamit am na sikk kii tamit ñaaw na man am sama bët bi patt na waaye kii ne bëtam pattu de waaye fattu na mu ngi koy toxoñ loolu la ñuy cherche en réalité c'est ça qu'ils cherchent ñun nag bu leen jox occasion boobu c'est le moment ñuy voir clair ñuy xam lu baax lu bon comment ça se passe en réalité gaan bi dafa ruux Lassana da ngaa ruux barke alxuraan karim da ngaa ruus bu doon li nga doon wax dëgg la da ngaa taxaw def yi Sénégal yëpp toog di xaar dëgg fan lay fenee kañ moo kàcc nga ruux googu nag wane noonu da nga kàcc parce que yow chiffres yi nga joxe bokkut ak Aly Ngouille Ndiaye yu mu joxe bokkut ak keneen yu mu joxe bokkut ak Abdou Mbow kirikou bokkut ak chiffre yu mu joxe bokkut ak keneen yu mu joxe maanaam ngir yàlla am nañ jom baykat Abdou Mbow benn conseil laa la conseil wallahi di nga am doom di nga am sët archive ñu ngi fi lii nga nar a dund sa àdduna bu dee lii nga nar a dundalee sa njaboot ak sa yow wallahi dee ko gën dee en réalité nga jël tey Sonko waxoon na ko moom mooy délinquant financier yi
tey délinquance yi moo tax naar yi ñoo moom Sénégal lu leen neex la ñuy def j'ai pas dit les naar yi nga xam ne ay sénégalais mais dama naar yi nga xam te ni tey soo demoon soo dëkk suñu doomee fa ne doon ay mbindaan billaaw duñ lekk toog ñoom duñ lekk ñoom dañ leen teg fu bon fu salte tey ñoo ñëw délinquance financière yi ak tubaab bi ay nangam ay par exemple na leen jël Franck Timis Adama Big Togo délinquance financière yi fi Ousmane Sonko waxoon yëpp dëgg la ay dóor la gars yi s'il te plaît ci kanam tuuti Sonko waxoon na yi ne ñëw waaw bref frères yi vraiment bëgg naa nga participer xaamu xool s'il y a les moyens ma kii la ok def naa autorisation bi pas ndax na dama am et tout affaire yooyu bu demee amul anyway yi mën nga ñëw participer gars yi Sonko waxoon na ko na ñëw gars yi ñu jël li nga xamante ni mooy TER bi Sonko waxoon naa leen bu dawee ma fay leen ba tey TER bi dawagul mu ngi poussière biir Colobane man TER bi damay taxaw yenn saa yi Colobane di xool TER bi barki Sëñ Bamba du ma bëgg leen lu ñu jël TER bi rek tas ko def ko feeraay ku ne jël sa wàll dem au moins man ñu jël verre yi tuuti sax ma mën koo fattal sama côté frontière ba barke Rasulilaay wala boog ma jël benn côté bi mën ko tag fay say seen sama kër franchement ba pare ils ont dit 1500 milliards TER ba te ba tey ma ngi augmenté te kenn weddiwu ko te mooy réalité bi te bizarrement suñu 1500 milliards te ñun duñ ko exploité ñeneen ñoo ko exploité ñun nekk ay golo ba tey di suivre rek comme ñu def ci autoroute à péage bi pareillement autoroute BSNAC moo koy exploité ba kañ 40 ans bii suñu waay ñoo ko exploité ñun suñu dëkk nga jël suñu TER yi ñan ñoo ko jaay nañ ko indien yi ak jaay nañ ko nangam wala foqati jox ko ñeneen ñuy exploité baykat bi di dee loolu ngeen bëgg dundee ñeneen di supporté man quand je vois ab jeune bi nga xam te ni parce que ñu ngi koy fay 200 000 francs billahi wallahi mu préféré dund ci ay fen man daf may jaaxal billahi wala man xoolal gars yi billahi daf may jaaxal su ma gisee ab jeune bi nga xam ne dañ koy fay 200 wala nangam muy pour mu fen barke rasulillah daf may jaaxal booy boo naree fen ndax 200 000 ba ko nga dem doon formation am xaalis wala nga nekk dóorkat comme ñoom am formation bu leen fenal mais parce que fen yooyu ngay fen ni 200 000 fen yi dana mës a jeex dootoo ko mën a amati sa njaboot torox wala boo ko si mi ngeen di sol pour chaber moo leen tax gars yi nekk leen nit en réalité gars yi ñu jógee foofu noonu nga jël TER bi nga jël pétrole beeg gaz bi lu mu ci waxoon dara dañu ci ba tey moo amaat Sonko waxoon na ko les gars waaw gars yi mi nee na ndax duñ dimbale bëgg bàyyi barke Rasulilaay bëgg bàyyi bëggul ko dimbale góor la woon di liggéey am jomam man miinu ma ko sax xamante woon mais am jomam ñu jël ko fan ko jëlee tey ji bu ñu jëloon ñëpp ñi nga xam ne dañuy encombré dëkk bi jën yi ñàkk liggéey wala ñàkk lu ñu def moo tax ñuy encombré dëkk bi moo tax ñuy daw derrière voiture ci ginnaaw oto yi biir VDN bi yenn saa oto di leen dugg ñuy dama duñ am lu ñu fajoo billaahi wallaahi wa taala jeunes yooyu noonu buñ bàyyee liggéey ñette àll ba duñ añati barke rasulillahi lu leer laa leen di wax buñ bàyyee liggéey boobu ñu àll parce que am lu liggéey te la plupart dem ngeen ko tuwaay leen wala ngeen def micro trottoir ngeen laaj leen jeunes yi ñu ci nekk ñi ñu ngi seen master billaahi wallaahi dem leen ngeen cuqu leen rek boo leen gisee yaakaar ne ak seen plastique yooyu ñu daw nga yaakaar ne xamuñu barke rasulillahi sont des jeunes très informés mais malheureusement non sont des jeunes diplômés mais malheureusement mal informés et orientés parce que système bi moom moo ko waral tey jii nga jël li nga xamante ne di ma la bàyyi jàmbaar la te incha allah billahi wallahi lu ci waaye def na ko parce que gis nga ne kii kuy dexal ngi sa dëkk wallahi wal kitaab bi jixaat nga mu ngi doon góorgóorlu liggéey mos sa ñaan kenn te du dimbali du bàyyi kese moo am problème de ñun ñi ngeen di gis ñun ñëpp billahi wallahi doon da ngay ko ne ne ci jafe-jafe di ko mën te yàlla tax gëm koo te yàlla tax nag mais tentation bu ni ko gis da ngay su ne kaay ma booy bàyyi li ngay def ma jox la nangam kaay ma dugal la fii nangam kërëb barke alxuraanu karim dañ koy gis everyday dañ koy gis maanaam chaque jour bët bu set dañ koy teg bët mais tey rus nañ ko def jom na loolu ëllëg man sama doom wala sët naan non sama maam dóorkat la woon Senghor moo yee amul doom parce que doom bu màggoon fi day xam ne maamam dóorkat la woon Abdou Diouf ana famem dèjà nekkuñu fi ñu fi ne ñëpp dañuy xam ne seen baay dóorkat la woon maanaam ni ma yàlla jégal ñu bëri fi seen doom seen baay ay sàcc lan moo leen dundal xaalis sàcc leen ngénte xaalis sàcc leen takke seen yaay xaalis sàcc leen tudde xaalis sàcc leen jàng leen fay leen seen jàng xaalis sàcc leen def la lépp loolu nag wax dëgg fa yàlla man bëgguma ko moom billaahi xaalis sàcc moom soxlawu ma ko moom ñu ma koy def ak sama njaboot léegi nga jël ci wàllum Sonko waxoon na ko gars yi ba tey gisaguma kenn après ñu ne waa Sonko ñooy saaga non c'est vrai loolu la ñuy wax c'est que dañuy chercher pour yàq der ñi nga xam te ne mooy jeunes yooyu te man jeunes yooyu je les estime maye deret bay gëm seen bopp organisé wu parce que parti boobu mooy seul parti ba nga xam ne nii mosut a jël 1 franc Sénégal di ko jëriñoo yeneen parti yëpp mosunoo jaar ci gouvernance sàcc ay milliards di ko politique ba tey te kenn du ko werante par exemple su ma waxee ñu ne man damaa wax Idriss Seck il nous a promis que il a mis l'argent des sacrifices de Thiès dans un lieu sûr Idriss Seck lieu sûr bi léegi neex na gars yi nu mag nga génne ko lieu sûr la génne ko nga ne li ma doon wax dëgg la mu ngi nii wala day bàyyi nag te président Sonko di ko génne fan mooy traçabilité xanaa boobu caisse noire bi lay dem génne ko fi duñu teg xel ñun ay nit lañ dof ñu dee jàpp nu gis nga fii billahi wallahi ko waxal askan wi teewul askan wi wallahi wal kitaab ñu jàppale la nga jël li nga xamante ni moom mooy lan gars yi exonération bi
Sénégal ku fi nekk entreprise ñëw gouvernement Macky Sall exonéré la te marché yëpp ñoom ñoo koy gagné ñoom ñoo lay lebal xaalis ne la xaalis bi ma la lebal sa waa dëkk duñ ko liggéey sama waa dëkk ñoo koy liggéey nga fay leen d'abord nga fay leen ñu booleeg tey ji lañ ci am ne la ba pare man maa koy exploité pendant 30 ans wala 40 ans jël ani liggéeykat lebal la xaalis ani liggéeykat di ko exploité pendant 30 ans nga fay ko mu dellu dëkkam lan waxante dëgg moo fi am ba pare ñu leen di exonéré taxe yangam moo tax Sénégal ci ndóol la jëm exonération yi ëpp na 500 milliards certains disent que sax c'est maintenant plus de 700 milliards de francs CFA maanaam lu ñu jël entreprise yi nga xam ne dañu ko waroon fay mu dugg suñu keesu nguur ñu mën ci tabax hôpital yi classe yi ak classe yi nga xam ne ni jaan yi da cay nekk ak suñu doom yi ci jàngee ak waa àll baag yooyu ma ëpp na 700 nangam milliards de francs CFA mbaxañ te ba tey Sonko mu ngi koy wax ba tey ñoom weddi wuñ ko dañ wax ne dëgg te yàlla te xam nga dafa jot ñu wax ne dëgg nga jël li nga xamante ni moom mooy français yi les gars français yëpp moo tax boo xool tey boo demee exemple rek laay jël depuis ñoo fi ñu ci musiba la nekk nga dem Angola France ba Angola ñaata kilomètres la les gars maanaam Angola sax France ba Madagascar ñaata kilomètres la île Madagascar yi maanaam comme île de Gorée français yi ñeneen ñoo ko moom seen territoire la bokk man xaw ma ñun dama yàlla jéggal ngeen baal ma nag ci kàddu gi ndax parce que sama xol bi moo bon moo tax ma koy wax man xaw ma ñun dañoo judd torox xaw ma ñoo bëgg a toroxal suñu bopp xaw ma nu mu demee tey ji boo xool tey île yooyu noonu France dafa ñëw teg ci tànkam ne moom moo ko moom te yàlla xamante ni maanaam Sénégal moo gën a jege Madagascar France ci gàttal Sénégal moo gën a jege Madagascar France exemple rek laa la wax tey ça veut dire que France yi depuis ñu nekk ba léegi ba njariñ la ñu amal tey ji boo xool seen base militaire yi ñun est-ce que am na benn militaire bu nekk France amul ñoom base militaire yi aéroport foo tourné ci Dakar ay base militaire lañ fi am ñoom toog parce que lan signé na ñoom convention tey te bàyyi ma xam leen benn tey militaire français yi tey bu bombardement amoon wala ñu bombardé fenn nit dee fa Sénégal mooy fay dommage yi te Paris moom moo leen ni ñoom bu ñu amee yàqu-yàqu la ñu ñoo leen di fay loolu moo nekk ci li nga xam convention militaire yi nga xam te ne signé nañ ko ak ñoom bu nan loo xam ne dëgg rek te yàlla tax nan wax ne dëgg te yàlla tax léegi nag nit taxaw ne leen na leen fi jëlee France comme ni ko Cheikhul Khadim waxee comme ni ko sëñ si baax waxee nga ne gars yi ne ak dee duñu leen jëlee France par exemple affaire yaa ngi nii maa ngi koy génne gars yi xool ko vite fait gis ngeen Madagascar yii ngeen di gis xam nga lii mooy Madagascar exemple gis ngeen île bii ngeen di gis ak île bii ak île yi ak île yi waaw wala déet Madagascar n'est-ce pas île yi ngeen gis France nee na mooy borom maanaam France nee na moom mooy borom île yi ñàkk fayda wala ak dof wala ak réew daf ñu jàpp ñun wala nangam ba ñun ñu préféré nekk ay jaam est-ce que xam nga ne ñun jógeegun ci ay jaam c'est que ay jaam yi noobu leen rek waaye ñun ba tey ay jaam lan parce que ñun ñoo bëgg a doon jaam barke alxuraanu karim tey suñu mag ñu baaxee nu mu liggéey yëpp lañ wax dëgg lépp dem na te ba tey Sonko waxoon na lu tax tubaab bon de soxor sérieux kii mu ne respectons nos parents ko mu ne ma koo saaga mu saaga la tu ne seras pas content ok ku baax Momar Seck ñun yarewuñu ci saaga bari Sëñ Tuubaa yarewuñu ci saaga mais xam nga dëgg bu neexee dañ koy wax ak lu mu mën di demee ñu continuer vite fait les gars tey ji nga jël li nga xamante ni moom mooy lan nga jël tey ji yeneen détracteurs yi ñoom na leen di def ga ma orienté waat vidéo vite fait les gars ñi nga xam ay détracteurs seetlu leen maintenant dañoo am benn opposition ba nga xamante ni il ne s'oppose plus contre Macky mais il s'oppose contre des jeunes maanaam les nouveaux leaders ils s'opposent contre eux on a plus des opposants qui s'opposent contre Macky billahi opposition bu am moom mooy opposition ba nga xam ne léegi dañuy opposé wu contre nangam maanaam dama seetlu yow opposition bi ñëpp dañoo waroon ànd jàppalante seen biir jëlee fii ki nga xam ne Sénégal mais par contre léegi xam nañu def seen booy leen yabar booy yëpp di attaqué diw te pourtant nag nit moo taxaw arrêté leen yéen ñun ñii di opposition bi nan leen jóg wax ci lii nan leen jóg wax ci mbënd mi xaas bu leer wallaay waa yaa xayti loolu kay leen bu dee bëgg nga askan wi opposition Ousmane Sonko ne leen yéen nan leen jóg wax ci xaas bi na leen wax ci terre bi wala nangam mais dama ne opposition bi yëpp jamono ji il s'oppose contre Sonko pour quelle raison te Sonko lu mu leen wax c'est clair comme l'eau de roche dafa leer nañ maanaam nu ndox mu nu segg la leen wax bon facile comme bonjour mooy nan leen jóg waa ji fi ne ñu wax ak moom teg ko pression wan na ko moomoo Sénégal santul Faye Sall ndaxte waa ji tey boo demee nga jël tey Mansour Faye tey ba tey nangu te justifier xaalisu ceeb bi te xaalis bi di dem ci mën bi mun ko xaalisu ceeb yooyu ba tey nangu ko justifier nangu koo génne te du mujj fenn kenn nangu cee waxatee est-ce que amee dégg xam na ne médias yi mënutunoo fay seen journaliste ñu jël leen léegi di leen jënd nànk-nànk parce que alxuraan karim moom moo am pour ñu leen di wax lu leen neex waxoo lu neex ñu tëj si signalu télé wala nang wala ñu jaay la précommence la bu nu xatal bu yàggee nga saaka pexe parce que boo fayu sa gars yi moom c'est-à-dire yàqu ndax doo amati loo jëlee bii waaye bu ku am problème mu milliard ñu jox la 5 milliards da nga naan pat ñoom loolu leen dundee waaye ñun dañuy continuer gore na gars yi na leen continuer gore tey nga jël Adama Faye xoolal la mu def tey foire Adama Faye xoolal lan la def foire ak feneen mais ñoom ci gongo la ñuy dund amuñu benn jafe tey ji comme dab Sonko waxoon na ko say Sonko waxoon na ko
ah tey wax leen gars yi bépp lu wax génn tey Sonko waxoon na bonjour mu ne bonjour bonsoir madame et monsieur les membres du groupe je suis ici pour vous présenter les bienfaits maître ay gars yi yow dimbali waay nga naan bienfait taluñu loolu waaw Sonko waxoon na ko les gars yi Sonko waxoon na ko tey day leer bu ko amee beneen kenn ko waxoon tamit wax ko yaa ngi dégg tey ji ni ñuy fexe moom tey nan la ñuy jëlee nit ñi tey di leen yàq tey loolu mooy seen métier tey ji boo jëlee li nga xam te ni moom mooy Ecotra wala nangam muy exonération yi muy suñu pétrole muy suñu nangam ay opposant taxawoon na ko fi leeral ko ne dafa war a jóg les gars bépp opposant bu avertiroon sénégalais yi dañ ko war a génne maa ngi fàttali ko benn discours bu mu waxal mu ne sénégalais yi nar naa métti ci yéen trop nit ku véridique moo jàkkaarloo yéen wax leen ko ne leen bëgg naa réew mi de waaye li ngeen def nar naa war a métti ci yéen parce que def ngeen choix bi te ki ngeen def choix bi jox nu cër te en réalité Macky jox nu cër inondation ci la Macky ne fes jóg dem jël volam kooku amu ci ñun cër billaay wallaay du laan trop xalaatu ko dama ne sommet Nations Unies bu amoon États-Unis am inondation trop du génne États-Unis xalaatu ko sax parce que il les respecte ñoom il se respecte tellement mais ñun ñi nga xam te ni ñun moom ay gololaan léegi nag moom jox nu cër léegi kañ la ni tey respecté suñu bopp kañ la ñuy jéem a ko yeewu ndax tey opposition bi c'est qu'il cherche à faire c'est que dañuy jël booy ñu ne ñun ñëpp a yem ay bonkat lañ tey jii jël booy yi nga xamante ni ils ont là alerter les jeunes dama ne nan sant yàlla ay bu fi booy yooyu nekkutoon di alerter ay buñ fi nekkutoon di alerter ci pétrole bi wala gaz bi wala gestion dëkk bi ay buñ fi nekkutoon ci lan la ñuy dem ñun booy yooyu noonu sérieusement rappelé wu ñooñu buñ fi nekkutoon teg ñi pression kan moo leen teg pression parce que les autres sont muets ba pare par contre muet ba pare di ko attaquer par contre di attaqué booy yooyu par contre naan booy dañoo sikk booy dañoo mel ni nangam dama ne booy yooyu noonu ngeen di gis dañoo dund ci misère màgg ci misère bëgg mu deñ xam luy misère booy bu ci neexoon tey ci pèse lourd nga mel ni yenn politiciens yi ñëw ne Macky jox ma ay milliards ma rejoindre vraiment fou ci ñi des mais ñu ngi togg seen dignité pour di ànd ak askan wi di xeex te waxuñu nag pour dire askan wala di leen neexal de dañuy wax dëgg ci ku bëgg nga dëgg ku bëggul nga dëgg te Sénégalais yi loolu la ñuy réclamer maanaam dëgg ji dama ne ban scandale tey la fi Sénégal am Macky na leer justice na la leer tey ji ne ba tey est-ce que xëy ngeen nga dégg sax waa justice yëngatu maanaam waa kërum yoon ñoom moom na ma yàlla jéggal ñu ngi fi ne di jugé ci xoti yambaay rek la ñuy jugé bawuñu kenn waaye Adama Faye ay Mansour Faye ku leen woo tey sa rek sa ndigg tey nga dee de ay ku nekk ci justice ne da ngaa convoqué Adama Faye wala nangam sa ndigg ne kaaj lu leer laa leen di wax tey magistrat yi nga xamante ni am nañ seen fula sax fa nga nekkoon dañ la fa jëlee yóbbu la fa nga xamante ni dañ la yóbbu bureau bu amul nangam qui menait ce sont les putes du système qui veut pas du changement mais nan leen ko forcer petit à petit gàlle parce que man su ma toggee sama kër sama portable yomb na leen di porte à porte di dox di leen ko forcer di leen wax ni ngi dëgg ji chaque xoolal groupe bu ñu def dañ ci gis yenn saa yi ay yenn paay wala nangam di la wax yenn affaire yi mais nan leen ko forcer ba mu sap kii ne moo frère yi dañoo ragal taxandeer yi parce que Macky ay balam ngay la embauché si police bi non sérieux tey jii bu ñu demee ba am police ba nga xam ne tey dañuy dem ba convaincre ab administrateur mooy li toog contre l'indiscipline ñu koy convoqué parce que foto na wane dëgg bi dama ne gis nga ci maanaam lieu public yi ku fa def loo war a def dan laa war a dénoncer dan laa war a filmer boo nekkee sa kër nag ça te concerne, ça c'est privé mais lieu public ça appartient à tout le monde boo fa nekkee ci arnaque dan laa war a teg ci yoon boobu vie privée amatu fa yow nga nekk ci lieu public di arnaque di def nag suñu noonu ñu foto la nga ne nag suñu noonu dama ne c'est parce que nos policiers sont mal payés nos gendarmes sont mal payés nos sapeurs sont mal payés et sans logistique fii nga gis ku nu monté loo ab policier wala nangam su am sax ay charge munition sax du ko am yàlla mënu dimbale ci jàmm ji rek barki Serigne Saliou Mbacké moo tax loo ci gis mooy gars yi yor 4x4 yi di fetal bu ñu taxawee fenn bu ñuy fetal koo woo ci ñoom du mën a ñëw parce que amul logistique am na mën ñoo intervenir c'est la réalité comme que nag ils sont très mal payés te tey jii koo gis tey muy liggéey ci biir nekk fonctionnaire dina yor téeméeri nit di leen dundal Sénégal c'est parce que loolu mooy réalité bi léegi nag ñu koy kal foofu nag léegi boo fatoo ñu ne da ngaa déshonoré police wala gendarmerie déshonoré la woo police wala gendarmerie parce que ils sont très mal payés moo tax pratique yoo ci am te ñoom itam ñi leen jiite ña ma yàlla dégg ñoo dàq dóor muy par exemple tey ay ministre jiite leen pare di dóor ku ne jiite leen di dóor ngoo nan nga yaroo dama ne boo nekkee ci kër paa bi di def lu ko neex mais du ko def lu ko neex boo defee loolu neex kenn du la wax dara tu seras toujours protégé ils sont très mal payés moo tax yenn pratique di am mais buñ sañoon ñoom ñu ko def mais tey boo demee ci yeneen dëkk yi ils respectent tellement leur force de l'ordre ba nga xam ne ni jaar leen ci yoon am na dëkk yi nga xam ne ni sax est-ce que soxla nañ ko
wala Burkina soxla na ko est-ce que tellement criminalité te Sénégal criminalité bi méttiwul de ndax boo demee les zones centre bassin arachidier bay mag dem criminalité ba tellement sax ba mo est-ce que dafa nekk dafa négatif y a pas d'agression là-bas amul problème ici à Dakar boo yi nga xam ñooy def yenn affaire yi ñàkk pexe leen def kenn formé leen kenn jàngale woon depuis le bas à pense nga juddu tey sa yaay di yalwaan sa baay di yalwaan amoo foo jëm boo dóoru doo ci génn xiif di la rey ñaata boo ñoo fi sàcc ñu jàpp leen doo leen bëgg a def nga wax ma ne damaa xiif moo tax ma sàcc day dem ba sàcc nekk ci moom lan joob sàcc nekk ci moom joob te sàcc boobu dañuy jàpp ne tëj sujet day dem ba jaay boo nekk ci moom joob parce que loolu la am moyen pour survivre islam sax nee na la wala ñun dina buñ gëm nee la boo nee dem ci àll naral faa fan da nga gis lu aram boo ko lekkee araamul parce que da nga bëgg a dund ñoom amuñu solution bu amul solution duñ ko def en réalité léegi nag système boobu ñu bëgg a génne kan moo ni ñëw tey jii di ne système boobu ñu koy génne baaxul mooy des gens il y a des gens qui sont là ay nit ñu ngi fi ñu ne booy ñëw di wax dëgg xoolal man bu ma waxoon sax booy bi waxul dëgg wala booy bi moo wax lii ñu génne ay document nangam ne booy bi li mu wax amul nangam kër bu ñu d'accord waaye duñ ko génne danaa non booy bi moo gën kenn kii day yaakaar ne moo gën ñëpp kii day yaakaar ne moo fi gën a intelligent moo fi gën a jub fii gën a jub amu fi xam lan moo fi ne bëgg a saay-saay doon saay-saay ñenn ñi ay saay-saay lan ñenn ñi jub ñenn ñi bokk xam ne ñoom ñoo war a sauver Afrique il essaie de sauver l'Afrique xoolal tey suñu territoire yi tey îles yi ni nga xam te man mënoon naa faa dem en tant que sénégalais mais sañ ma faa dem parce que je suis pas français te France nee na moo ko moom ay îles yi nekk biir France nga xamante ni ab diagonale la France ba Madagascar man sañ ma faa teg sama tànk en tant que africain bu ma amoon tey bu ñu amoon li nga xam mooy passeport commune visa commune tey mënu ma fa dem parce que je suis pas français yi nee na ñoo ko moom seeni arme militaire ne fa maanaam ñu ñàkk fayda ñu ñàkk yu tristesse yooyu noonu tey la ñuy dund te loolu dafa war a mën a ñàkk te loolu ñu ñoo may suñu bopp fulla ak fayda pour dund loolu en réalité est-ce que yéen a ngi dégg ñun ñoom war a may suñu fupp ak fulla pour mën a dindi loolu léegi quand on voit des jeunes panafricains tey ñëpp nga jooy Thomas Sankara léegi dañu la bëgg ñu commenté waat d'ici 10 ans ñu toog naan non Sonko jaroon na fi nangam kër dama ne gis nga bu nu dof si quelqu'un est là pour dire que tout ce que je veux mooy réformer affaire yi tout ce que je veux c'est le changement tout ce que je veux lépp lu ma bëgg moom mooy lépp li nga xamante ni moom noonu ko ñu koy transformer suñu bopp jël suñu bopp suñu responsabilité mais loolu c'est extraordinaire qu'est-ce que vous voulez kenn nga xamante ni dem na ba xam ne moom mooy sa base dëkk dëkk bu développé ci économie la développé nit ku la ñëw ne damay def li création de valeur dama ñëw créer valeur ani valeur ajoutée ci lépp ba ci sa monnaie bi nga moom nan lay def tey Sénégal bu amoon monnaie boppam ak suñu pétrole suñu gaz bi ngeen yaakaar ne monnaie bu am doole du doon monnaie bu forte yéen xalaat leen bu baax ñaata pays la ñuy échanger suñu gaz suñu pétrole suñu zircon ñaata ressource lañ am ñaata pays la ñuy échanger nga ne monnaie boobu du forte monnaie boobu du fort nga yaakaar ne monnaie boobu du am demande nga am sa fulla am nooy defee sa gestion sa xaalis dama ne gis nga bu ñu dofloo fii c'est pas fii ñàng wala nangam ay maanaam dañ koo jël di ko calculer ay 5 plus 5 racine da nangam kër jaxase ko c'est pas lu yuglu xoolal c'est facile comme l'eau de roche lu yomb la metti wul mais il faut que ñu jël ko graaw lu ko nangam dëkk monnaie boppam moo koy doxal fulla boppam moo koy doxal économie boppam lépp moo ko war a mën a doxalal boppam am fulam ak fayda gérer ko soo mënta bokk ci benn communauté mais le gars depuis qu'il est là tout ce que mu leen di wax dégg leen bu baax lu mu leen wax ne leen gérer suñu mën a bopp na leen jël suñu di ko jox suñu entreprise nationale na leen réformer suñu système éducatif bi suñu système sanitaire bi nan leen parce que tout le monde sait que le Sénégal est riche moo wax leen dama ne leen Sénégal man maa leen ko waxati leen ko Sénégal moo gën a riche Dubaï di ko romb di way di dem du moroomam sax du moroomam mais tey jii qu'est-ce qui se passe parce que sénégalais mënu survivre mënu ci génn parce que on dit que Sénégal mënut a exploiter nangam dama ne Sénégal mënut a exploiter te Sénégal war a mën a dem lebi bëgg soxla 2000 milliards ñu lebal ko 7000 milliards mënu koo gérer dama ne ay dóor la boo demee les experts yi gën a taxaw ce sont des sénégalais suñu diaspora mooy diaspora bu gën a riche ci diaspora yi ay techniciens ay crack ñoo fa nekk sans exception. On peut dire que ñun on peut rien changer on peut rien faire on peut rien waaye est-ce que léegi ñu suñu dëkk léegi ñu ko léegi ci France noppal comme que on peut rien faire comme on peut rien changer mënuñu améliorer lan suñu bopp toujours dañu nekk ci est-ce que kon ñun kon lu ñuy jàngee kon lu ñuy gérer suñu dëkk lu ñuy fay ab gouvernement ça nous sert rien absolument rien du tout c'est que il faut que ku jël initiative boppam mooy loolu léegi par contre ñeneen ci biir xaw ma jalousie la xaw ma soxla dama bëgg wax ne la gis nga le politique autrement lañ soxla quelqu'un nga xam ne ba ngay ñëw ne ko may ma ceeb mooy la ceeb kaay moo leen koy amee mais du la jël ne la am te bu ci gën a bon ka xam day sàcc ceeb ñëw la nangam wala day business bu ko sàmm ay business am ne la nangam yéen nga may dégg ñeneen ñaan diw xamul dara lu muy def dama ne ki nga xam te ni jaar na ci administration xam ko bu baax xam ne mooy administration am fu jaar génnee ENA nekk contrôleur taxaw jaar fu ne nekk docteur ci yenn affaires yi xam bu baax ñëw ne leen on va changer ça te le gars kaa ma xamal ne la barke Rasulullah man leeram fii mu toog quitté si parce que ak naa ci dox bi la yemale
bu fa naree dund leen mu nang parce que c'est pas lui qui l'a créé dafa ñëw ànd ak ay moromu gorom ñu xam ne mën nañoo changer les choses parce que kay ma xamal la nag boo demee ñu liggéey ministère sa bàjjan sa yaay sa rak bàjjanu yaay sa xaritu bàjjan ñëpp yaa leen di yor dëkk ba ko bu dee dëkk ba ne ñëpp laa leen yor comme que nag yaa leen yor dina sonn balaa càg nag ñëpp nañ am nga noppalu kenn du la ñaan si nga mën a nelaw sax dimanche ñoom loolu mooy seen idée comment on va faire pour que sénégalais mën a nekk ci jàmm mën a dund ci jàmm c'est ça mais ok kii nee na pourquoi les Khalifa ne nous soutient pas gis nga xam nga li corona bi gars yi xam na ne ay dóor la mais pourquoi ñoom duñ ci wax parce que ñoom bu ñu waxee dañuy mel ni ñoom dañuy yàq bëgguñoo yàq bëgguñoo déranger dëkk fi ne imagine tey kenn ci ñoom joxoon ordre tey Sénégal lu muy nekkee ci kaw kee joxe ordre kee joxe ordre kee joxe ordre Sénégal mën naa nekk ci kaw ñoom nag loolu la ñuy bañ bëgguñoo yàq moo tax mooy lu mu wax Pastef dafa ne comme que yéen da ngeen a noos ndax kenn waxu leen dugalu leen ci qu'est-ce que li ñuy def dañuy créer quatrième pouvoir yéen ñi nga xam yéenee xalifa yi ngeen dugg ci lu xew ci dëkk bi ngeen xam te lu ci xew bu ngeen bàyyi ab politicien def na ko suñu noonu da ngeen di nekk coupable comme les autres mais parce que réalité boobu la Sénégal am moo tax parce que proposé quatrième pouvoir te réalité boobu kan moo ko dindi dama ne Sénégal réalité boobu kenn mënu ko fee dindi comme que kenn mënu fee dindi ñu boole ko suñu gestion dëkk nag mu jaar yoon xam nga yéen nga may déggam déet léegi nag waa gaañ bi suñu sabaat suñu fàllu rek barki alxuraan ay taalibe leen taalibe Baay Ñas taalibe Sëñ Tuubaa taalibe ñëpp leen barki alxuraan karim Bawol laa dëkk jëwriñ mais juste pour vous dire que c'est à nous de gérer gis nga ñi ngeen di gis ñu tëli yëpp di attaqué diw seen loolu nag ñëpp a koy attaqué le gars tout le monde l'attaque sans exception képp koy politicien a koy attaqué xam nga tax ñu koy attaqué mooy c'était comme Mamadou Dia il en veut ce gars parce que lu tax ñu eenal gaan bi parce que gaan bi yàq na businessu gaan bi yàq na businessu gars yi gars yëpp ko een parce que business sàcckat yeeg corruption bi la ñoo bëgg a farmer tàcc robinet bi la bëgg a farmer moo tax ñëpp een ko léeg-léeg fi mu toll dañ koy chercher ut mu démentir ko wala nangam mais dama ne ba tey ñoom ñooy ruux ay di ko gaaruwaale ay boo amul xaalis nangam kon daal yéen da ngeen a bëgg sénégalais ñoo ñëw sàcc ñu dinu ma yaat man soxlaatuma ko sàcc di ma may xam nga lu ma soxla quelqu'un qui peut réformer quelqu'un qui peut changer ce pays loolu laa soxla ma ko ma may ceeb soxla ma borom alam soxla ma borom milliardaire mën naa koo liggéey à condition que ñu former à condition que ñu teg ma ci yoon à condition que ñu facilité ma wala nangam tey jëlee jeune transitaire yi boo leen jëlee tey danaa la caution 65 millions boo ko amul mënoo nekk transitaire ñeen ñoo fa nekk ña nga xam ay dóorkat lan mosuñoo def transit tey ñoo fay nekk tey nangam boo yëpp torox nan loo jàng formation ba génn wala nga def tey ji li nga xamante ni moom mooy genre nga def santé infirmier d'état wala nangam da ngay mujj dem ci yenn kii médical yi ñu lay fay ay 30 000 ay 30 000 par mois nangam parce que amoo issue amoo fenn foo jaar may la possibilité boo progresser man loolu laa soxla ma ceebu kenn borom milliardaire fi am ne da ngay politique ses milliards tey ko xam la laa soxla quelqu'un qui me dit la vérité ku may conscientiser dama jëmal ca kanam gars yi nag tey loolu waroon a doon live bi luñ ko mën a partager après gars yi s'il vous plaît ñu partager ñëpp bokk ñu ñëpp maa ngi bëggee ñëpp di leen sant di leen gërëm lépp lu ma ci juum nag matuma comme tout le monde ñëpp mais gis nga mat ak yëfu maa tey du benn Macky moom mat na yëfu maa tey lay def te su tournée économique bi ngay def xaw ma da ngay penser set xaw ma nit nga dama ne nga arrêté si tournée économique bi déjà dëkk bu ne la mu soxla woon xam nga ko on n'a pas besoin nga naan relancer économie lan ngay relancer économie yow ñu jox la 2000 nga soxla woon ne da nga soxla woon 2000 milliards jox la 7000 milliards tu n'es même pas capable nga changer 1% ci Sénégal naan da ngay def ay tournée économique est-ce que yow doo bàyyi si théâtre bi ngir yàlla ak yonent bi ñun mënuloo door de ñun au moins ñu ngi gëstu te suñu entourage ñu ngi leen di bàyyi xel sama yaay bi nga xamante ni sax mënta lire barke Rasulullah di seetaan journal ci bàyyi xelam tey laaj day xam lu xew boo xamee ne waa ji kii ku dëng la nekkee gars yi na leen bàyyi xel ci gars yi ñuy def c'est ça on partage ñëpp dégg ko ñu xam ko bu baax il est temps que jeunes yëpp jël seen responsabilité dugg ci les partis politiques xam comment ça fonctionne wala nga toog sa gàll gëstu politique comment ça fonctionne ak comment ça doit ça fonctionner nan lay fonctionner nan lay doxee ak nan la war a doxee ak fu nga ko war a teg nga xam say droit ak sa ak sa yelleef boo jàngul laajtal ki sa wet mooy yoon gis nga faisons de la politique pure dire pour jënd fi golo yi am ñoo xam Senghor ba léegi ñu ngi fi daw ñu daayow dinu coob rek amuñu benn ñari ay mag ñàkk fere mel ni golo léegi ñu toog fi jeune woy sama yoon néew ci nangam sa yoon néew ci ba nga soxla liggéey boo soxlaa liggéey di nga xam ne sa yoon saf na ci sap réalité bi loolu la lay gaa na leen am suñu fula changer les choses non mec sérieusement ba ma dañoo waxante dëgg jeunes yi dañoo bëgg a nekk fii tu veux le beurre et l'argent du beurre mënta ne saa waay gis nga bu ñu bëggee Sénégal changer jeunes yi ñooy conscient la ngay voté fa nga koy voté ak koy voté la nga ko xam programme liir boo mënta liir nga nit ne ko jàngal ma lii lu mu doon déglu rajo gis nga média mensonge yi nga xam te ni borom doole ñoo jënd ko nangam wala nit yoon média mu koy waxal lu ko neex loolu on doit plus écouter ça les gens sont là conscients des choses gis nga tey jii man média mënu maa jaaxal tey Macky am na télé Macky am na RTS Macky am na TFM Idrissa Seck gis nga tey Bougane Gueye Dany bi muy def nangam am na ko nangam mais jeunes yi nga xam am na doole te ñeme dëgg mooy loolu vous vous rappelez de Doudou Ndoye bi muy njëkk a taxaw naan Sénégal am na pétrole nangam di campagne Doudou Ndoye itam dëkkoon Diourbel barke yàlla gars yi kañ lañ ko defoon mu dem élection xaw ma 0, nangam 1% xaw ma 0 la man daa xaw ma sérieusement mais le gars il avait parfaitement raison ci li mu doon wax dem leen ngeen xool Doudou Ndoye ngir yàlla ngeen xool lu mu doon wax la gars la
mais gars yi dañu ko doon ree barke alxuraan kenn bi ko kaañoo naan kii dafa dof nangam alors que le gars savait bien ce qu'il fait le gars yi xam na bu baax fu mu doon wax ak lu mu doon waxee mais malheureusement mu dem ba xam ne lii du dem lii borom doole la te baa doole war a cee bokk mu rangé wu waaye léegi nag génération bii ñun ñoo fas yéene am suñu fula les gars na leen am jàmm na leen am jom jéem a conscientiser beneen ba ci topp ngir yàlla buñ toog fii rek di leen gars yi leen dugg ci koñ yi dama leen koo ñaan patriote yeeg ku mën di doon les jeunes ci alsasal na leen def ay nangam soo suñu tiset dox ay journée doxantu national doxantu dugg ci di conscientiser ku bëgg ñu conscientiser ku bëgg ñu forcer la ko far force ñu conscientiser ñëpp on veut le changement à jamais man loolu laa bëgg man góob ma naar man xoolal libi xane fi li muy bon mosoo gisee bien mu naa la maa ngi tukki seen dëkk lépp la amoon macha allah déggoo ma de billahi je préfère quelqu'un qui est comme ça qui est vérité qui aime son peuple comme Macky Sall nga xam bëggul kenn ci dëkkam loolu laa gëm baay mbaa maa leen sant di leen gërëm gars yi waaw di leen gërëm bu baax a baax et tout gars yi naan nag booy ñun booy ay booy Sonko dañuy saaga nag waxuñu dëgg gis nga booy dëgg dafa neexul ci nopp gis nga dëgg boo fekkee gis nga dëgg taatu neen la boo juddu moom ngay andi booy dem nga gis nga dëgg taatu neen la dëgg taatu neen la dëggu ma de fu mu fekk fenkat da koy summi da koy summi danaa ko gumm nungu lay wax danaa nungu lay def dëgg taatu neen la bu nu kenn sonal booy saagawun booy danoo ral bool danoo sonn booy dañuy xëy daaj ci koñ ba naan ataaya ñi ne booy duñ wër liggéey wala nangam booy da ngay daje ak ñoom ñu yor seen saak yor seen CV gàddu ji mooy loolu booy danoo moson ba découragé saa waay yow li ngay fournir bu yàggee sax da ngay dee booy danoo maneebaru booy jaay nan daw nañ ci VDN bi ku ne booy bëgg ñu liggéey demal nga xool Sénégal ndax booy bëgg ñu liggéey barke alxuraanu karim booy ñoo gën a bëgg liggéey mais foo koy liggéeyee dama ci VDN nga xool ndax booy bëgg ñu liggéey dama ci moson yi booy danoo maneebaru ba découragé da ngay def formation génn di maneebaru ji booy dema ci hôpitaux yi booy di sol seen blouse blanche yi ñu leen di fay ay 30 000 par mois ngeen nag booy nag amuñu jom wala nangam moo tax lu ñëw yóbbu ñu booy bu ñu fi ñëw formation yóbbu lépp yóbbu am leen jom ngir yàlla ak yonent bi gars yi ñu jëm a changer les choses dama leen koo ñaan ngir laay rasulu gars yi jóg leen ñu dem